asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu suñu mbokku internet yi suñu mbokku téléspectateurs yu TMS TV ñi ngi amati mbégte di leen ziar di ànd ak yéen sur la TMS TV di télé bi nga xam ni moo feeñal lépp lu nëbbu tey nag nekk jour spécial Abdou Aziz Diagne nekk dimanche 4 avril 2021 ginnaaw bu Sénégal célébré fête indépendance tey mu nekk jour historique léegi nag gis ngeen c'est l'arrivée du khalife général Alhaji Thierno Moule Sow le maréchal l'empereur le bourreau des dëmm le roi médecine traditionnelle du monde the king of the king alors ñu ma koy zoomel noonu ma ànd ci ak le grand caméraman di Pape Diagne gis ngeen moo may zoomel sëriñ bi noonu ma fas yéene nag ànd ak ci reportage bi soxna Ngone Abdou Aziz Diagne Saliou Samb devant la sécurité Cheikh est là l'adjoint aux sécurités est là Diop sëriñ bi ñu ngi lay ziar gis ngeen sëriñ bi mooy door a wàcc noonu ñu ngi koy ziar di ko jox wàccuwaay muy le roi médecine traditionnelle du monde the king of the king di Alhaji Thierno Moule Sow alors ñu fas yéene nag yéegal sëriñ bi ba ci kaw soxna Ngone ah. waaw macha allah doyen Aziz comme ni nga koy waxee ci saa su ne doyen Moustapha macha allah ñu gis ne sëñ baa ngi nii doog a ñëw ci clinique bi macha allah ànd ak mbooloo mu takk ñëw fii di ko xaar macha allah le xalif général des jinne macha allah bu defati li nga xam ne mooy yëfam macha allah muy sañse macha allah comme ni nga koy waxee waaye nag toujours tey ak tigre bi rek mu def mbaxana tigre macha allah def col bi def ci dàll macha allah sañse comme ni nga koy defee ci saa su ne macha allah sëriñ baa ngi noonu di ñëw mbooloo mu bëri ñoo fi nekk tey jii di ko xaar macha allah tey mu nekk jour 4 avril jour bi nga xam ne moom la ñuy fêter indépendance su Sénégal macha allah ba tax na xalif général daal di ñëw def ni sañse nag lu rafet macha allah def ñaari baat yu mucc ci ayib macha allah ndax ku ne xalif général ne sañse ku ne xalif général mu nekk koo xam ne référence la macha allah mi ngi noonu di def signe allahu bi macha allah mooy li may wax ci saa su ne foo ko fekk rek léppam allahu la macha allah kon nag xalif général a ngi doog a ñëw macha allah le king of the king le maréchal la solution mi ngi noonu doog a ñëw fii ci clinique bi mbooloo mu takku taxaw fii di ko xaar ci saa su ne comme ni ñu koy defee waaw macha allah. xalif général a ngi noonu di dugg si le king of the king le maréchal le bourreau des dëmm l'international kii toog fii ci Cambérène di toog fii ci Sénégal toog fii ci Afrique macha allah di yëngal àdduna wërngal këpp macha allah fu jinne daanoo rek ci àdduna bi seen xel du dem si lu dul xalif général des jinne macha allah le king of the king l'empereur macha allah jinne yaa ngi toog nit ñaa ngi toog jóge fu nekk ci àdduna macha allah. jinne yaa ngi toog nit ñaa ngi toog comme ni ñu koy waxee ci saa su ne daal di jóge fépp ci àdduna bi ndax cofeel gu ñu am ci yow ak doole gi am giñ gis ci yow ak kattan giñ gis ci yow ak pouvoir giñ gis ci yow macha allah clinique baa ngi nii mbooloo maa ngi nii jinne yaa ngi nii nit ñaa ngi fi am na ñeneen tam ñu fi ñëw pour seen yeneen soxla yoo xam ne du wàllum jinne du wàllum rab du wàllum dëmm ndax bu ñu nee xalif général des jinne xam nañ ko ci jinne xam nañ ko ci rab xam nañ ko ci dëmm ni ma koy waxee ci saa su ne waaye yaakaar naa li muy jëflanteel ci rab ak jinne moo ci gën a ndaw macha allah xalif général mi ngi ci voyage yi xalif général mi ngi ñi nga xam ne dañoo am blocage xalif général yaakaar naa ne yamul ci dëmm ak rab rek nit ñee ñu ngi leen gis partout dans le monde ñuy jógee France États-Unis Italie Espagne fu nekk ndax yaakaar bi ñu am ci le king of the king yaakaar bi ñu am ci ki nga xam ne mooy sëtu Ségolon yaakaar bi ñu am ci nga xam ne mooy sëtu Yoro Tengalaak Koli Tengalaak nii ma Tengala suñu waaji tubaari kàlla macha allah waali yaabe baa ngi noonu tubaari kàlla macha allah kenn du moom ci baatin kenn du moom ci xam-xam kenn du moom ci sañse kenn du moom tamit ci doole ndax sëriñ dañoo ne physique waaye sëriñ xam-xam sëriñ baatin sëriñ doole macha allah te lépp nga boole am macha allah ci kattanu yàlla ngay daaneel jinne yi macha allah di daaneel rab yi di daaneel li nga xam ne mooy dëmm yi macha allah di capturer dëmm yi dëmm bu tëdd këram jàpp nit ki nga koy capturer dëmm bi di ko waxloo ci gémmiñu doomu aadama bi kon nag macha allah baatin ci yow la fekk baax doole ci yow la fekk baax xam-xam ak pouvoir loolu mooy sëriñ macha allah te yàlla dala koo defal yàlla subhanahu wa taala dala koo defal muy xam-xam muy kattan muy doole macha allah dafa nekk lu nga xam ne lu doy waar la xalif général ñu am benn question boo xam ne macha allah bëggoon nañ la ko laaj dañuy gis chaque jour nit ki nga xam ne dëmm da ko jàpp bu ñëwee fii am jinne bu daanoo dañuy gis ne da ngay capturer dëmm bi ci gémmiñu xale bi dëmm bi jëfru macha allah loolu ñu bëgg a xam baatin la wala xam-xam la te nit ki day tëdd këram nga capturer dëmm bi ko jàpp ci yaramu xale bi mu toppoon nga bëgg ko wax loolu ñu bëggoon xam ci loolu xalif général salaamaaleykum. maaleykum salaam. a'uuzu billaahi mina shaytaani rajiim wala xawla wala quwwata illa billaahil aziim gannaaw ba ñu sante yàlla ñoo ngi julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam sang-sang ñi macha allah
di nuyu équipe bi yëpp waa TMS TV macha allah di nuyu Ngone Dia macha allah di nuyu sa gars yi di nuyu ñëpp di nuyu aussi mbokk yi fi nekk yëpp ñoo ngi leen di nuyu bu baax naan leen asalaamaaleykum wa rahmatullah waaw di sant yàlla bu baax a baax ci li nga ma laaj xam nga ne loolu c'est la première fois histoire du Sénégal nga gis sëriñ bi nga xamante ne day toog ci këram jàpp dëmm bi nga xamante ne dafa tëdd ci këram dugg nit ki ñu capturer ko mu ñëw di wax ci làmmiñu ku mu jàpp loolu defe naa ne c'est la première fois mosoo leen ko gis fenn mosoo leen ko dégg fenn fudul ci xalif général des jinne loolu nag suñu borom la mayum yàlla la yàlla nag mooy xool li ko neex def ko fu ko neex defe naa ne loolu xam-xam la loolu defe naa ne mosoo leen ko dégg fenn sëriñ bi toog këram dëmm bi nekk këram tëdd foofu ki mu jàpp ñëw sëriñ bi capturé dëmm bi xëcc ko mu ñëw xëcc ruuxam bi mu ñëw di wax ak sëriñ bi muy jëfaru naan diw maa ko topp at yi bëri maa koy bëgg a lekk maa koy yàqal nangam ma fexe sonal ko duma ko te moo ngi tëdd ca këram ñu xëcc ruuxam ñëw kon defe naa ne loolu amul fenn te kenn du ko gis fenn lu dul fii loolu nag yàlla la macha allah. jërëjëf Ngoné defe naa ni loolu leer na ak le khalife général le roi médecine traditionnelle du monde the king of the king kon defe naa ni loolu mu wax Ngoné am na solo. loolu day wane que ni rek yàlla suñu borom moom rek moo mën a maye. kon defe naa ni li mu may sëriñ bi ci li mu ko expliqué mayu ko kenn jëm ci wàllum jinne jëm ci wàllum dëmm ak yeneen kon suñu borom rek. moo mën a maye moo tax nit ñi fu ne la ñuy jóge ci àdduna di riir di ñëw fii ci kër gi kon defe naa ne nit ñi fu dara nekkul duñ fa dem moo tax saa su ne comme ni nga ko waxee sànq dañuy jógee au Sénégal en Afrique partout dans le monde fu waay mën a nekk ci àdduna bi dañuy ñëw fii ci kër xalif général parce que xam nañ ni fii la seen aajo mën a fajoo soxna Ngoné. waaw macha allah comme ni ñu ko waxee rek ki nga xam ne mooy fekk dëmm bi macha allah bi tëdd këram topp nit ki mu daal koy capturer ruwam ñëw jàpp ko wax loo ko kon nag macha allah xalif général kon nag xam-xamam ak baatinam ni mu koy waxee ci saa su ne jéggi na océan Atlantique tooyal Amérique macha allah ndax ku fekk dëmm bi topp nit ay at nga dem faju dem fu ne ñu lay jox ay suur ak di la jox ay lu leen di réagir moom day ñëw capturer ki nga xam ne moom moo ko topp daal di koy ñëw indi wax loo ko kon nag jaaraama Thierno Moule Sow. Abdou Aziz defe naa ni kon ñu accompagner sëriñ bi ba ci biir alors ba léegi. ok Abdou Aziz defe naa ni kon ñu jox Abdou Aziz parole bi mu tëj ñu yéegal patient yi benn yoon kon Abdou Aziz vous avez la parole. Merci beaucoup Moustapha, merci encore à ces commentaires qui ont l'habitude d'accompagner le marabout qui est venu s'installer dans son cabinet pour les consultations d'usage. Nous sommes le dimanche 4 avril et quand on parle de 4 avril, on pense à l'indépendance du Sénégal parce que le Sénégal a accédé à la souveraineté internationale depuis 61 ans. C'est vrai que cette fête de l'indépendance se déroule dans un contexte assez particulier parce que nous avons l'habitude, Saliou, de voir les fêtes de l'indépendance avec ce traditionnel défilé là-bas du côté du boulevard Général de Gaulle. Mais pour les besoins, en tout cas, et pour les besoins de cette pandémie quand même, le chef de l'État s'est contenté simplement d'une levée de couleur. C'est pourquoi on n'a pas eu droit à ces festivités quand même qui marquent la célébration de notre indépendance. Salut. On résume effectivement, Doyen Aziz, nous étions là-bas ce matin, mais on n'a pas vu beaucoup de monde parce que, comme vous l'avez dit, il s'agit donc d'une fête de l'indépendance qui est dans un contexte assez particulier, dans ce contexte donc de pandémie. Ladies and gents, dear followers of TMS TV, welcome to your favorite channel. We are with the Khalif General of the Jinns. I'm just thanking my colleagues, Doyen Aziz, Mustafa Fall, and even Ngone, on TMS TV, the channel which is showing every time what is hidden. You can see the Khalif General of the Jinn just sitting on his, very nice chair, being ready to receive patients that are coming from every kind of areas and every kind of countries so as to heal them, because the Khalif General of the Jinn is single. He's the only one who is healing persons that are possessed by jinn, that are possessed also by witches. So that's what is happening today on this very 4th of April 2021 on Canberra, in this very house, face to the video 3 and face to the football ground of Jamono. Mustafa Fall, I give the floor. You just finish the floor and
end this speech. jërëjëf Abdou Aziz jërëjëf Saliou Samb kon nii rek lañ koy faral di amalee ci clinique le khalife général le roi médecine traditionnelle du monde dégg ngeen sëriñ bi kàddu yu am solo yi nga xam ni wax na ko ci suuf dégg ngeen également commentaires yi mais mbokk yi bu leen fàtte que ni weeru koor gi mi ngi ñëw chaque année sëriñ bi day génne lu mot ay 30 millions day génne ay millions yu bëree bëri di ko jox jàmmu yàlla yi di ko jox également jàkka yi nga xam ni ñoo nekk fii ci Ndakaaru di jàppale aussi population Sénégal kon defe naa ni loolu c'est important te loolu à chaque fois sëriñ bi nga gis ni TMS TV dañ ko ci accompagner dana am ay vidéo yoo xam ne sax ça date de longtemps yoo xam ne depuis ay 2010 mot na fukki at chaque année sëriñ bi day débloqué ay millions di ko jëmale ci jàmmu yàlla askan bi kon xam ngeen ni weeru koor gi mi ngi des une semaine dinañ leen indil ay programme yu am solo jëm ci wàllum waxtaanu koor mais également dinañ leen defal benn feuille de route boo xam ni nan la sëriñ bi di àndeek askan bi ci weeru koor gi ak ndimbal yi nga xam ni fas yéene ko jàppale population Sénégal comme ni mu amee habitude di ko def kon yooyu yëpp de manière détaillée ci fan yi ñuy ñëw dinañ leen ci indil waxtaan bu am solo ak le khalife général mais également dinañ teg planning boo xam ni moom la ñuy teg pour jaamu askan bi nan la leen sëriñ bi di jàppale ci ceeb ci diwlin ci suukar et tout parce que defe naa ni sëriñ bi nag li muy def dañ ko war a fësal day tax aussi ñeneen ñi nga xam ni ñoom la yàlla baaxee ñu am ñu jàppale aussi population bi kon defe naa ni sëriñ bi li muy def exemple la royuwaay la moo tax loolu warul bett kenn ci moom parce que xam-xam bi yàlla moo ko may mais xam ngeen ni ku am jinne defe naa ni ndamuloo dara moo tax kon sëriñ bi dañ koy ñaanal comme ni ko monde entier di ñaanalee Abdou Aziz Diagne. waaw xanaa li ma ci tëjee rek ci volet important boobu nga wax léegi maanaam ci weeru koor bi ni ko sëriñ bi waajalee comme ni mu daan waajalee yeneen weeru koor yi yaa ngi wax suukar koor boo xam ne nii mu ngi ko jagleel askan bi mais buñ ci fàtte tamit ndogu li nga xam ne daf ko joxe fii ci buntu cabinet médical bi pour doomu aadama yi nga xam ne ni dañuy ñibbi fu sori pour doomu aadama yi nga xam ne ni xëj na moment bi ñuy àgg seen kër ndogu daf leen fekk ci yoon bi donc boo leen tollee fii gis tànt bi rek xam leen ne fii mooy cabinet Thierno Moule Sow boo leen taxawee moo xam ngeen nekk ci oto wala ngeen nekk ak seen tànk wàcc leen daañ leen jox tàndarma daañ leen jox café jox leen mburu ak baax yi ci dem yëpp kon nag sëriñ bi dina joxe ndogu dina joxe suukaru koor te temps yi di ngeen dégg ay bande annonce yoo xam ne dañ ko jàllale ci TMS TV comme ça pour woo nit ñi pour ñoom ñu ñëw inscription bi nag dañ xam ne seet maanaam ñi nga xam ñoom ñooy priorité ñu bind leen bu suukaru koor bi ak la cay ànd yëpp ñëwee bu soobee yàlla dinañ leen ko jox ñu passé kooru jàmm defe naa ne loolu moom defe naa war nañ ko ci yokk pour nit ñi xam tamit ne sëriñ bi mu ngi dollee buum ca booy ba Moustapha. jërëjëf Abdou Aziz Diagne xanaa kon ñu ne suñu mbokku téléspectateurs yi ak TMS TV bu leen bouger teg leen seen loxo ñu dem yéegal patients yi tàmbali liggéey bi. TMS TV ginnaaw bi ñu yéegalee sëriñ ba pare nag gis ngeen ñi ngi yéegal patients yi benn par benn ci kanamu adjoint aux sécurités di Diop ngeen gis nag mesure barrières yi dañ ko respecté fii ci kër gi ñu leen di yéegal benn par benn avant ñuy gisanteeg sëriñ bi alors ba léegi yéen a ngi ñu suivre sur la TMS TV di télé bi nga xam ni moo feeñal lépp lu nëbbu alors weeru koor gi également soxna Ngone ñu ngi koy waajal gis nga sëriñ bi génnee na lu mot fukki millions lu mot 10 millions pour jébbal ko jaamu yàlla askan bi jëm ci wàllum suukar ci wàllum ceeb ci wàllum meew ci wàllum également tàndarma mu nekk loo xam ne aussi defe naa ni lu am solo la soxna Ngone. waaw macha allah comme doyen Moustapha ni nga ko waxee rek macha allah patient yaa ngi noonu di yéeg ànd ki nga xam ne mooy adjoint sécurité di Diop macha allah chaque jour tamit du ñu fàtte li nga xam ne mooy mesure de barrière ndax du ñu fàtte pandémie bi macha allah waaye tamit di waajal li nga xam ne moom mooy weeru koor gi ndax sëñ bi xalif général des jinne comme ni mu koy defee ci at bu ne waaye yaakaar naa ne ren moom yi fi dafa gën a yokk ndax kuy def lu baax di ko def te yàlla tax yaakaar naa chaque at kon day gën a yokk ba tax na ki nga xam ne nag mooy xalif général des jinne daal di génnee lu mat 10 millions
teg ko ci table bi ndax li nga xam ne ne mooy jaamu yàlla yi ñu ciy yëgal patients yi ak ñëpp ñoo xam ne ñooy monde entier ñëpp du yàgg tuuti dinañ joxe annonce bi ba maanaam Moustapha képp koo xam ne yaa ngi suivre TMS TV kuy taalibe sëñ bi ak ku dul taalibeem tamit macha allah bëgg nañ nga daal di ñëw jël si li nga xam ne mooy sa suukaru koor waaye nag duñu fàtte ne ndogu yi ñu daan def ci mbedd mi macha allah dañuy continuer chaque jour di ko def macha allah bu heure ndogu jotee dëkk bi dafa metti am na ñuy woor ba ngoon jot yàlla du leen wërsëgalee du ñu am lépp nag yaakaar naa ne Alaaji Thierno Moule Sow invité na leen ku fi ñëw rek tubaarikàlla macha allah comme mooy borom manger boire boo fi ñëwee di nga lekk di nga naan macha allah comme patient yaa ngi nii yéeg gis nañ leen tey dimanche macha allah patient yaa ngi nii daal di ñëw toog di xaar ki nga xam ne mooy xalif général king of the king le brodé dëmm la solution kon nag Moustapha mbàyyi la kàddu gi. jërëjëf Ngoné kon xanaa ma jébal la doyen Abdou Aziz Diagne rek ñu tënku ko rek rapidement xanaa daal di tëj. Saliou. waaw comme niñ ko gisee noonu patient yaa ngi ni di yéeg ndeysaan ñu gis xale bi macha allah mu feebar lool ndeysaan sonn macha allah boo xoolee kii nga xam ne wérul nag macha allah waaye nag borom kun fa yàkku nañ fi ndax yaakaar naa ne bu jàkkaarloog moom rek luy leer dina leer ndax clinique bi moom macha allah lii moom du fi gan yàgg nañ fi indi nit di ko leew waaye yaakaar naa buy génn mooy doxal boppam macha allah la solution li ma naan Thierno Moule Sow du fajkatu jinne moom day rocci jinne day fekk jinne pénétré ci yaramu doomu aadama bi mu génnee duma doo dugal ci diine l'islam kon yaakaar naa mooy jaabaaru l'islam. Alors, doyen Aziz, à vous la parole. Voilà, merci beaucoup Saliou, merci Moustapha Fall, merci Ngoné Dia pour ses commentaires en Wolof, commentaires qui accompagnent l'arrivée d'abord du marabout dans un premier temps, mais aussi l'arrivée des patients au niveau de la salle d'attente. Alors vous n'avez rien raté, c'est vrai aussi. Tout à l'heure, vous avez entendu Moustapha Fall et Ngoné revenir sur les actions de bienfaisance que le marabout traditionnellement a l'habitude de faire à l'endroit des populations. Je ne dis même pas des patients ou bien des accompagnants, mais à l'endroit des populations, parce que quand même nous sommes à la veille du Ramadan, c'est bientôt. Donc le marabout, il a l'habitude, en tout cas, au-delà des ndogou qu'il offre devant sa maison, il prévoit aussi de remettre en tout cas ce qu'on appelle le soukourou koor aux ayants droit, et ça aussi c'est important, et ce n'est pas la première fois que le marabout en tout cas fait ces gestes à l'endroit des populations de Dakar, mais surtout en tout cas des gens qui ont la chance quand même d'être dans les alentours du cabinet médical Saliou, pour le résumer. Merci beaucoup, doyen Aziz, vous l'avez si bien expliqué, donc je m'en vais tout simplement vous commenter un peu en anglais. Ladies and gents, dear followers of TMS TV, welcome to your favorite channel. Just thanking my colleagues, Moustapha Fall, Ngoné Dia, and then doyen Aziz. As you heard, we just made up, the patients, that are coming from every kind of areas. As I used to say, they are sitting just behind me, just waiting for the Khalif General of the Jinns, the King of all the Kings. And you can see that today is just, Sunday, the 4th of April, 2021, and we are just celebrating the Independence Day of Senegal. You see then how it happened this very year because of the pandemic, the COVID-19. We didn't have a lot of, things today, but, we're still remembering this kind of very event, which is so important for us. So, as you heard then, the Khalif General of the Jinn explaining again that he will just be, something like spending some like 10 million, thousand CFA, 10 million, CFA, so as to just, help people during this, holy, Ramadan months, because he will be just buying, some kind of rice, sugar, and other things, milk, and coffee, so as to give it to Muslims to help them in this very Ramadan, months. You see then, this very Ramadan months will be really wonderful here in TMS TV on your favorite channel, on TMS TV, this very house of Thierno Moule Sow, face to the football ground of Jamono and face to the VDN3. He will be even giving every time, what we say in Dogo, every day, of this very holy Ramadan months. If you hear, you will be having your Nago, just, freely. That's what is happening, with Thierno Moule Sow, the King of all the King, the Khalif General of the Jinns, Doyen Aziz. Voilà, donc, Saliou, c'est sur ce note que nous allons quand même ouvrir une parenthèse, parce que d'abord, je le disais tout à l'heure, nous allons regagner le cabinet du maréchal pour les besoins d'une déclaration qu'il va faire lui-même
en tout cas pour les préparatifs de ce mois de Ramadan. Et nous allons aussi vous laisser avec les autres confrères, à savoir Moustapha Fall, à savoir Ngone et Sarata, pour le grand reportage qui aura lieu tout à l'heure ici avec les patients. Donc, à tout à l'heure.